asalaamaaleykum mbokku Gambien mbokku sénégalais yi déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey le 14 mai muy 14 ci maggio 2020 fii ci Italie ñu ñëw wax dëgg yàlla comme niñ leen ko diggee démb indi leen xibaar yi nga xam ne tey du ma wax ci feebar bi parce que wax dëgg yàlla Italie fi ñu toll nii dem liggéey moo taxaw te nee nañ mbokk yi lundi 18 mai dinañ gën a ubbi dëkk bi nit ñi dem liggéey mbokk yi dem liggéey moo xew fi ñu toll nii bàyyi Noël yi ci kër yi xam naa ne suñ mbokk yu bëri miin nañ toog bi ba jóg dem liggéey ku dina nekk lu diis ci ñoom waaye nag wax dëgg yàlla kuy wax immigration mbokk yi liggéey moo tax loolu tax mbokk yi tey ñu ñëw indi leen wax dëgg yàlla li ñuy wax ndaxte li ñëpp di wax sax laay wax ndaxte comme ni ngeen ko xamee mbirum maye këyit te ñëpp di ci waxtaan ñëpp di ko waxee wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne moo taxaw te mbokk yi àddina kenn xamul mbiram ndaxte maye këyit boobu mbokk yi gis leen ne dafa coïncider ak mbas mi ak feebar bi nga xam ne nit ñi dañoo toog waaye mbirum yàlla comme ni ñu ko waxee kenn xamul waxtu wi nga xam ne Italie lay ubbi la ñuy wax mbiru may kay te ba mbir mi commencé sa njëlbeen su ngeen koy fàtte émission yi doon wax da doon mooy li nekkoon dañaan mbirum këyit moom bu ko kenn tudd ci mbirum feebar bi lii maa ngi fàtte su ngeen dégloo émission yi doon def mois de mars bu fi kenn tudd mbirum këyit ndaxte tubaab yi tal nañ leneen mbokk yi looloo tax mois de mars bi yëpp kenn xalaatuloon ne ci biir feebar bi suy dem di jeex la ñuy wax affaire régularisation parce que nag feebar su jeexee wax dëgg yàlla li ci des mooy dund te dund ku koy wax ma wax dëgg yàlla muy lekk te lekk ku koy wax mooy mbirum mbay te nag mbokk yi mbirum mbay mi moo nara yàqu ba ministre bu jigéen bi ñuy wax Teresa Bellanova takk sërëm bu dëgër jàkkaloonteeg waa gouvernement bi ne il faut ñu maye këyit per tool yi mu nekk xeex boo xam ne def na ko moom ak waa Cinque Stelle ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bañ mbirum maye këyit waaye mbokk yi yemul ci loolu rek xeex naag ñoom waaye nag kuy wax xeexi biir gouvernement ñu bokk gouvernement mooy ay xëccoo la rek ay xëccoo nga jox ko lii accepter lii bañ lii ba à la fin premier ministre bi def synthèse bi accepter yëpp ne dinañ may këyit ndeysaan ministère Bellanova démb bi mu koy wax bi muy présenté projet bi dafa dem ba xolam fees muy jooy wax dëgg yàlla muy lu yéeme ndaxte moom comme ni mu leen ko waxee histoire am ci mbirum mbay ak exploitation liggéeykati tool yi dafa nekk loo xam ne lum dund ci ndawam ba yàlla def tey mu nekk ministre de l'agriculture ngeen xam ne wax dëgg yàlla xol ak ngëm rek moo mun a may ni ku doon bay ca tool ya ba ma amee l'âge de 14 ans ku ko waxoon ne ëllëg da nga mën diriger agriculture Italie yëpp mbokk yi xam nga ne kenn ko xalaat donc tey wax démb tamit wax dëgg yàlla bi mu waxee ba xolam tooy wax dëgg yàlla mu ànd ak beaucoup d'émotion luy doy waar mbokk yi donc gouvernement Italie accepté na pour may këyit ci yenn condition
parce que condition bu njëkk ba moo di ne ñëpp dañ doon wax ne nañ ubbi may ñëpp kayit mais comme ni ma la waxee comme ni ma njëkkee wax mouvement 5 étoiles bi nga xam ne moo bokk ak parti Renzi te ndaw si tudd Teresa Bellanova représenté parti Renzi waaye waa PDENG ci ak yeneen parti xëccoo bi changé ba léegi ñu ne nañ ko yemle mbirum may kayit bi te moom Teresa Bellanova dafa bëggoon ñu joxe ko ñëpp waa parti démocratique loolu lañ bëggoon ñu jox may kayit képp koo xam ne rek yaa ngi ci dëkk bi mën a liggéey te amoo kayit ñu def sanatoria bu mag mais baati sanatoria dafa mel ni mbokk yi ñu bokk ci gouvernement Giuseppe Conte surtout nag ñi di ma wax mouvement Cinque Stelle dafa mel ni baati sanatoria sax bëgguñ koy dégg ndaxte xëccoo la moom ak ka nekk ca biti mbër ma nekk ca biti ñu koy wax Matteo Salvini xëccoo la diggante ñoom parce que bëgguñ Matteo Salvini attaqué leen ba nit ñi ànd ak moom looloo tax jeu politique la li ñuy wax làmbum golo la ku jóg daanu wax dëgg yàlla lañ xëccoo la woon ci diggante bi mais finalement looloo tax ñu may leen ñi bëggoon sanatoria am luñ leen bàyyil mooy duñ mayee ñëpp secteur yëpp waaye dañ koy yemale ci secteur yi nga xam ne ki indi wax ji di Teresa Bellanova foofu lañ ko xamee muy mbirum mbokk yi du dara mbudul mbirum agriculture ak cof nañ ci tuuti tamit ndaxte association yi nga xam ne ñooy toppatoo liggéeykat yi nga xam ne ñooy nekk ci kër yi ñooñu tamit feeñoon nañ ci bataay bi te màtt nañ ne duñ bàyyi ñooñu tamit mbokk ñu boole leen ci kon nag mbokk yi mbir mi dafa rétréciru nekkatul liggéeykat yépp la ñuy may waaye ñu ngi may liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi nekk secteur agricole dinaa ñëwaat faram-fàcce ko ak secteur yi nga xam ne ñu ngi liggéey badante ak golf lañ koy wax fii ci Italie muy rek ay travailleurs domestiques mbokk yi looloo tax loi bi maa ngi ko doon wax démb niñ ko doxalee uteeg bu baax ak sanatoria ya fi doon am parce que sanatoria ya fi amoon 2002 am fi 2009 am fi 2012 presque dafa ngemboon liggéeykat yépp mu nekkoon nag lu leer parce que xam nga ni ngay déposer dem poste dem ni ñu koy waxeeti waaw dem internet ci site ministère intérieur def sa demande mu jeex nga xaar ñu convoqué la yow ak sa ki la jël muy sa datore ngeen dem signer mais nag bii mbokk yi dafa am changement yu bëri te nag balaa ma ci sori ma indi ay leeral bi njëkk mbokk yi moo di ne décret bi génn na signé nañ ko laay bëgg a wax sax décret bi signé nañ ko waaye publié guñ ko ci journal officiel muy Gazzetta Ufficiale suba lañ am yaakaar ne lañ koy publier te suñ ko publier à partir du 10e jour bi lay entrer en vigueur ca noonu le gouvernement bi ne à partir de 1er juin lay demande yi di commencer mu indiwaat loi xam nga day général parce que li génn loi bi concerné mbirum may kayit yi mu ngi bokk ci loi bi gën a rëy ñu tudde ko décreto legislativo rilancio maanaam président du conseil nga xam ne moom moo signé décret bi da ko boole décret mayum kayit bi da ko boole mu nekk as pàcc ci décret bi nga xam ne
55 milliards le gouvernement d'Italie tas ci réew mi yépp pour que koom-koom bi bëgg a dokkal bañ a daanu pour koom-koom bi jëmaat ca kaw moo tax ñu tuddee ko relance kon nag loolu moo indi lii yépp mbirum maye kay la benn pàcc la ci décret boobu premier ministre signé te pàcc boobu muy ci mbirum këyit yi 10 pages donc 5 pages dong la ci décret bi di fàttali ne décret bu mag bi ëpp na 600 pages waaye nag décret ku koy wax mooy loi bu général léegi nag dafa am leneen loo xam ne moo ci war a ñëw tegu muy lu ñuy wax circulaire ministre intérieur ànd ceeg ministre de l'agriculture ànd ceeg ministre du travail ñu génne loolu circulaire boo xam ne point bu général nan lañ koy préciser kon nag li nga xam ne moo ci am moo di ne loi bi publier guñ ko circulaire lettre d'application loi bi génnagul mais li wóor mooy luy am la werante tuñ ko waaye nag li nga xam ne moo ciy des mooy lettre d'application yooyu pour wax lu ci nekk nii lañ koy doxale kon nag dama cee mënuloon ñàkk a wax démb parce que démb ak tey maa ngi jot téléphone fu nekk pour indi leeral kon nag décret bi ak circulaire d'application yi suba lay décret bi lañ koy publier ñun nee naa juróomi feuille yooyu wax ne ci loi bi la bokk am nañ ci juróomi feuille yooyu juróomi këyit yooyu waaye nag lañu am du pire bi maanaam du original bi mooy lay premier ministre di dugal ñu publier ko suba ci gazette officielle muy journal officiel muy téere boo xam ne loi ku koy bind ku koy signé danga ko war yëgle boobu ci loi bi la bokk obligation la loi fu ñu koy wax dañ ko war yëgle te place yi yëglekaay ci mbirum loi fii ci Italie mu ngi tudd Gazzetta Ufficiale su dee suñ Sénégal ak France mu ngi tudd journal officiel kooku loi bi suñ ko ci dugalee rek mooy loi bi nii la mel kenn mënul werante waaye nag diggante brouillon ak diggante loi buñ publier as virgule sax mën nañ ci dugg changer lépp kon nag li nga xam ne moom la ñuy xaar mooy suba gazette officielle publier ko ñu xam ne lii mooy texte définitif bi su boobaa ñu gën a ñëwaat gën lañ ko faram-fàcce waaye nag ca lañ jot te ñu am ne wax dëgg yàlla loolu moom xalaakul yàlla li leen di wax nii ci loi bi kenn du ko ci dindi yaakaaruñ ko dinaa leen indi wax leen li nga xam ne moo ci leer ak wax leen li nga xam ne moo ci lëndëm en attendant loi bi ñu publie ko en attendant ñu indi lettre d'application yi maanaam ni ñuy doxalee mbir moom mbokk yi kon nag dañuy njëkkee ci li leer wax lana leer ci mbirum décret bi nga xam ne kenn du ko yaakaaruñ changement am ci li ci njëkk mooy effectivement mayum këyit dina am ñaareelu mbir mu mbokk yi moo di ne mayum këyit bii ñu koy tuddee régularisation ne nañ bàyyi baati sanatoria parce que ña doon xeex loi bi bëgguñ dégg baat boobu ba ministre bi bëggoon mbir mi bañal dindil leen loi boobu léegi loi de régularisation la ñuy wax mbokk yi kon nag moo tax secteur yi nga xam ne lañ concerné te fi ma leen di waxel tey di 14 mai fii ci Milan mbokk yi lu leer
génn na ci moo di ne mbirum maye këyit bi secteur yii la concerné muy mbirum mbay nag dafa yaatu mbirum mbay ku ko wax danga ci boole loolu ñuy wax sàmm danga ci boole kuy wax sàmm rab waaye aussi sàmm élevage te ku wax élevage tamit da nga laal parce que élevage yi jën tamit am na muy aquaculture waaye aussi lépp activité boo xam ne mu ngi wëndeelu ko ci biir mbay ak ci biir pêche ak ci biir élevage mën na bokk ci secteur boobu mën na ko muy nag secteur bu yaatu ci mbay mi waaye ñëpp xam nañ ne soo bayee il faut nga am lu transporter mbay mi jële ko fa mu nekk yóbbu ko foo xam ne foofu lañ koy denc pour mu gën a leer kon nag mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom li leer beneen secteur bi nga xam ne wax dëgg yàlla loi bi prévoir na ko mooy li ñuy wax les travailleurs domestiques mbokk yi tamit dafa yaatu mu ngi dem ci kiy denc màgget bi mu ngi dem ci kiy toppatoo ki nga xam ne dafa handicapé mu ngi dem ci tamit mbokk yi ki nga xam ne xale la ñu war koo téye dañ koy wax babysitter mu ngi dem tamit mbokk yi ki nga xam ne dañ koo jël muy toggal waa kër gi ak di baleel waa kër gi mbokk yi ñooñu ñëpp ci travailleur domestique lañ bokk te yàlla def na tamit loi bi prévoir leen ñu mën régulariser seen situation kon nag mbokk yi duñ def dara rek lu dul ànd ak yéen ci point yi ni ma ko waxee yi nga xam ne ñoo ci leer en attendant circulaire yi ministère bi di signé génn pour leeral yenn point ci bopp nit ñi te su leeree ci bopp nit ñi nu ngeen ko xamee wax dëgg yàlla mu nekk këyit yu leer rajo defaral suñu bopp dina ñëw fii indi fi leeral kon nag signé guñ dara signé nañ waaye publier guñ dara maanaam nekkagul lu officiel waaye li ñu wóor moo di ne accord am na ci mbokk yi donc tool yi ak liggéey kër yi mu nekk nag secteur yu yaatu ñii la mbirum sanatoria bi concerné li tax ñu nangul leen ko waa Cinque Stelle ñoo doon bañ ñu def bu général Giuseppe Conte pour bañ gouvernement tas mu d'accord ñu limité ko ci secteur yi parce que ndey mbil yi muy Teresa Benelova muy église catholique bi ak association yi nga xam ne ñooy toppatoo ñiy garder ci kër yi looloo tax ñu dugal ko ci ñaari secteur yooyu mbokk yi donc xanaa rek li ñuy wax tamit li ma doon wax démb tamit ne mbirum maye kayit bii nii moo gën a compliqué ci mbirum kayit yi fi gën njëkkoon jaar leneen li ci leer te xam ko moo di ne ñaari façon maye la benn bi mooy koo xam ne mu ngi doon liggéey au noir kooku ci tool yi walla ci kër yi kooku ki nga xam ne moo ko doon liggéeyam ñu koy ooyee datore di lavoro moom mooy demander régularisation pour kooku ñu may ko kayit mu defal ko contrat maanaam ña doon liggéey au noir ñooñu la concerné ca tool ya walla ci kër yi waaye nee nañ tamit képp koo xam ne liggéeyoon au noir waaye rek musoon nga fee liggéey mën nga au noir tamit mën nga demander permis de recherche d'emploi ñu koy wax permesso di ricerca lavoro
loolu mbokk yi lu bees la fii ci Italie loolu mbokk yi ma jégalu maa ngi jégalu mbokk yi loolu tamit permis de recherche emploi maanaam ñu may la permis soggiorno provisoire boo xam ne dañ la koy jox yow nga dem uti ci liggéey saa yoo amee liggéey nga ñëw dellu si ñu jox la permis de séjour pour travail muy permesso di lavoro subordinato léegi nag wax dëgg yàlla mbokk yi loolu lu ci leer la loolu tamit ci lu leer yi la bokk te permis biñ lay jox bu 6 mois lay doon su 6 mois bi avant muy jeex da nga war a ñëw présenté wu ne am naa liggéey te liggéey ba ngay am du génn ñaari secteurs yi muy agricole ak domestique ci 6 mois yi mënoo coo ñëw ne leen yore naa liggéey chauffeur wara yore naa liggéey dita ñaari secteurs yi rek nga mën a dem muy domestique wala domestique wala agricole wax dëgg yàlla mu nekk nag jaxasoo bu bëri parce que xam ngeen suñ mbokk yi fi ñëw te amuñ kayit secteurs yi ñuy liggéey wax dëgg yàlla bëri na ci secteur yëpp ñu ngi cay liggéey te loolu lu leer la mbokk yi leneen li nga xam ne donc li may def fi mu nekk ni mooy sotti leen li nga xam ne moo leer en attendant ministère bi leeral yi nga xam ne leerul li leerul tamit dinaa leen ko sottil mais dama bëgg a njëkkee li nga xam ne moo leer li leer moo di ne demande yi pour déposer ko mu ngi war commencer le 1er juin jeex ba le 15 juillet le 1er juin 2020 lay ubbeeku waaye le 15 juillet 2020 lay jeex mu mel ni weer ak fukki fan ak juróom dong la gàtt na gàttul yàlla def na ca 2002 loolu luñ fekkee la maye woon nañ ba waxtu wi jeex gouvernement bi yokkaat mbir mi yokkaat ci weer loolu 2002 la amoon waaye 2009 ak 2012 moom ba date ba jeexee bañ waxee rek dañoo tëj mbir mi mbokk yi leneen li nga xam ne mooy leer moo di ne ñaata lay jar pour def demande boobu nee nañ mbokk yi 400 euros ki nga xam ne moo doon liggéeyloo nit ki au noir muy employeur bi ñu koy wax datore de lavoro moom dinañ ko daan benn daan bu 400 euros parce que moom dafay déclarer ne man kat la ma doon def jaarul yoon parce que kii dama ko doon liggéeyloo te doonuma ko déclarer te xamoon naa ne amul kayit léegi nag damay ñëw déclarer loolu ngeen baal ma du ngeen ma toppati erreur boobu ma def ñaareel bi danañ ma daan ma fay 400 euros benn forfait contribution forfaitaire loolu mooy ci wàllu employeur bi mbokk yi ci wàllu liggéeykat bi moom dinañ ko wax mu fay ay frais yoo xam ne mu ngi toll ci 160 euros su fekkee ne tamit moom kooku nga xam ne dafa déclarer pour ut permis de séjour recherche de travail moom am na fuñ koy yóbbu tamit mu bindu fa parce que kuy wax ne da ngay ut liggéey fii foo jaar dem loolu ñuy wax centro per l'impiego muy les centres pour l'emploi nga bindu fa ba noppi loolu ngay bindu nag procédure boobu war nga cee fay 30 euros mbokk yi mu am leneen loo xam ne wax dëgg yàlla lii ñu wax nii mooy li nga xam ne mooy li leer xanaa rek mu am yoo xam ne
leerul te ministre bi rek mooy génnee document leeral ko moo di ne wax dëgg yàlla liggéeykat yi nga xam ne lañ wax ñu doon liggéey ci tool yi en noir la wala ci kër yi en noir mais tamit nee nañ képp koo xam ne yàgg fekk nga sa loxo ñu mën koo jël ci questura yi mu ñoo ci bokk su boobaa damay wax ñi ci bokk ñi nga xam ne seen loxo mës nañ ko teg seen empreinte digitale mën nañ koo teg ci questura yi waaye yokk nañ ci aussi ak képp koo xam ne dina mën joxe wane ne mu ngi fi woon ci Italie avant le 8 mars 2020 te bi 8 mars 2020 jotee ba léegi génnul réew mi kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla loolu nekk na tamit loo xam ne ministre de l'intérieur rek moo ko mën a leeral indi ci leeral pour ci mën a comprendre nee nañ tamit mbokk yi képp koo xam ne amoon na permis de séjour mu jeex depuis le 31 octobre 2019 ñooñu tamit wax dëgg yàlla mën nañ bokk ci mbir mi loolu xam naa suñ koy wax ñu ngi bàyyi xel ñi nga xam ne dañoo amoon permis de séjour provisoire te permis de séjour boobu provisoire jeex ci këyit yi génn ci internet bi dañoo wax à partir du 31 octobre 2019 li ci leerul mooy koo xam ne séjour am jeexoon na te renouvelé wu ko avant le 31 octobre 2019 ci la bokk wala déet wala après le 31 octobre 2019 la ñuy wax loolu mbokk yi ki koy leeral rek mooy ministre de l'intérieur mbokk yi mu am nag yeneen mbir mooy ñan lañ dàq ci mbir mi ñu commencé ko ci ki nga xam ne mooy jël muy employeur ñu koy wax datore di lavoro ñooñu dañ ne képp kuñ ci musoon condamné soo dugalee nit dañ koy dàq muy condamné ci mbirum immigration clandestine ci mbirum sfruttamento al lavoro maanaam exploitation des travailleurs ci mbirum sfruttamento de la prostituzione maanaam ci mbirum prostitution ñi ci mës a dugal seen loxo ñooñu saa ñu defee demande dañ leen di écarter mu nekk nag beneen njaaxte ci mbir mi parce que ki lay déposer wax dëgg yàlla yow liggéeykat bi mënoo xam fu mu jaar bien que nag ay yoon nekk na fi pour mën caytu ndax ki lay déposer mbiram leer na wala déet yeneen yoon la waaye loolu wax dëgg yàlla il faut que nit ñi xam ko te lii mooy moytu ma demba ma sàmba moo romb ci mbedd mi rek mu ne ma mën na laa déposer te xamoo kan la ak fa mu jógee surtout nag mooy ñi nga xam ne dañuy laaj xaalis pour mën laa defal contrat ñooñu mbokk yi na ngeen ci tey mbokk yi xanaa rek léegi ñu dem ci liggéeykat bi étranger bi nga xam ne loi bi moom la wax ne bokku ci du ci bokk mooy wax dëgg yàlla képp koo xam ne liñ ci njëkkee mooy musoon nga am decreto d'expulsione ñuy leeral decreto expulsione mook foglio de via bokkuñ foglio de via mooy yow dañ la signaler ne la hey na nga bàyyi réew mi waaye may nañ la temps fii ak ay temps waaye nag décret bi mu ngay génnee le préfet de province de département moom mooy signé décret bi kooku bu signé préfet la bokkul ak këyit bi nga xam ne alkaati bi daf la ko jox léegi nag mbokk yi beneen question boo xam ne ministre de l'intérieur moo ko war a ñëw leeral mooy
est-ce que ñi joxoon folio de viande ne leen parce que amuñ këyit ñu jox leen folio de viande parce que amuñ këyit est-ce que ñooñu ci dàq bi lañ bokk wala déet loolu wax dëgg yàlla ki ko mën leeral rek mooy circulaire bi nga xam ne ministre de l'intérieur dina ko génn te ñu koy xaar waaye leneen li nga xam ne moom la dàq mooy képp ku ci musoon am condamnation pénale boo xam ne définitif na wala mu ngi nekk en recours kooku du ci bokk waaye day fekk nga def yëf yu garaaw yu mel nii di dugg ci ay mbirum immigration clandestine wala ngay def di exploiter ay mineur wala ay jigéen wax dëgg yàlla ba ci noppi nga def ci mbirum daal pénal yu 10 yoo xam ne article 380 moo ko calculé kooku mbokk yi ñooñu lañ wax ne bokkuñ duñ mën a bokk ci mbirum maye kayit bi dëgg yàlla te loolu nag li nga xam ne mooy indi leeral bi mooy du dara lu dul ministre de l'intérieur ak yeneen ministres yi mu ko seqee ñu ñëw indi ci leeral yu leer kon nag mbokk yi lii mooy début bi li leer ñu wax ko ak li leerul ñuy xaar ministre de l'intérieur génnee pour indi leeral lenn rek laa ciy wax te loolu wax dëgg yàlla may na ma fekkee ay mayum këyit du benn yoon di ñaari yoon su ma yeboon bi mooy ñetteeli yoon wax dëgg yàlla bu gën a jaxasoo ak bu gën a compliqué bu mel nii musul am ci Italie te nag mbir mi da doon leer ñu ciy nax doomu africain yi gis leen ne lii mbir mi su gënee compliqué pour nax ci doomu africain yi day gën a yomb waaye nag wax dëgg yàlla dafa laaj taxawu te nit li muy def ñu taxawu ko ci lenn li may def nii di leen présenter leeral bi parce que gis ngeen mbir mi bi mu commencé ba léegi ña doon wax ci Facebook yëpp di wax mbirum loi bi déggu leen kenn ñu wax ci parce que mbir mi compliqué na leen ci seen bopp te leeragul te wax dëgg yàlla publier guñ ko te ministre de l'intérieur tamit génneegul loolu ñuy wax la lettre d'application ñuy wax circolare di applicazione loolu mbokk yi ñàkkul ne suba ak bés yi ci topp ba fii ak altine loolu dina ñëw ñu faram fàcce ko pour wax parti yi leerul wax dëgg yàlla na la ñuy def pour leeral ko mu am nag yeneen waxtaan yu bari yuñ ci mën na def parce que ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla ñëpp liggéeyuñ ci tool ñëpp xam nañ ne ñoom nguur gi xam nañ ko ñëpp liggéeyuñ ci kër te nag wax dëgg yàlla ku nekk ci réew mi amoo këyit te nag mosoo liggéey ci tool mosoo liggéey ci kër wax dëgg yàlla problème la xelaat la boo xam ne nan ngay doxee pour mën cee bokk loolu nag yeneen buntu liggéey waxtaan la ndax wax dëgg yàlla xale yi ñàkk passeport parce que tamit lii am na ñoo xam ne seen passeport mu ngi ci questura yi est-ce que questura yi dinañ leen delloo leen seen passeport yi pour ñu mën déposer ñi ci amul passeport tamit est-ce que suñ consulat yi ak suñ ambassade yi dinañ jël seen matuwaay pour mën jox leen gaaw passeport bu leen fàttaliku ay bés ci ginnaaw yàgg naa di ko joytu pour ambassade yi ak consulat yi jël matuwaay yi koy pour gaaw jox nit ñi seen passeport wala ñu jox lettre boo xam ne document boo xam ne day proroger date expiration passeport yi mbokk yi liñ ci mën a wax bëri na waaye bugguma ci guddal parce que wax dëgg yàlla lii mooy jukk bu mag bi muy spécial régularisation leneen lu ci avancé ak leeral yu ci am wax dëgg yàlla dinañ ci ñëw waxtaan ci xanaa rek li ma leen di yëgal mbokk yi moo di ne téléphone yi oote yi wax dëgg yàlla bëri na benn bëriwaay boo xam ne
suñ ko amul nuñ ko taxawee rek wax dëgg yàlla ñun ñii di wax te li ñuy wax amuñ dara liñ ci soxla lu dul yëgal nit ñi waaye su continuer nii rek ci téléphone yi wax dëgg yàlla dinañ ci gaañu mbokk yi looloo tax ñu jéem koo organiser ay xale yuy déglu rajo defaral suñu bopp ñaan ma ñu taxawal loolu ñuy wax club auditeur rajo defaral suñu bopp club auditeur rajo defaral suñu bopp dinañ ci def waxtaan léegi parce que wax dëgg yàlla kuy déglu kenn ku suñ sañoon ñëpp di déglu waaye nag déglu ba noppi di téléphoner pour laajaat wax dëgg yàlla loolu beneen liggéey la du man maa soxla ay moyens parce que wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla waaye rajo bii ñu taxawal wax dëgg yàlla nga xam ne rajo defaral suñu bopp la ñun ñëpp ñoo ko bokk moo laaj ay moyens lu ci nit di def ci rajo boobu la jëmul ci poos yi Baye Diouf su ma liggéey nag ku ñëw nag jox ma liggéey wax dëgg yàlla loolu la ñuy séq man ak yow koy séq mbokk yi donc di leen jox rendez-vous pour gën a organiser liggéey bi parce que mbirum loi bi wax dëgg yàlla ku ci deful nank rek da nga ci daanu wala da nga ci dugal say moyens te njëriñ li war duñ ci am donc nan la ñuy fexe pour doomu sénégalais yi nekk fii ci Italie yëpp mën cee déposer teg ko ci yoon am ci ay moyens mbokk yi dañuy xaar loolu pour mën ko faram-fàcce loolu ñuy wax la lettre circulaire d'application de la loi su génnee ñu ñëw wax ko kon nag mbokk yi duñ def dara lu dul di leen ñaanal jàmm di leen jox rendez-vous tuuti ci kanam pour ñu waxal leen lan mooy club rajo defaral suñu bopp ak ñiñ ko àndal di ko dox jërëjëf maa ngi leen di ñaanal jàmm ba kon à tout à l'heure